Sang Njaay li mu wax dafa am ay borom xam-xam yu ko wax maanaam ñu néew ak ñi bari ñu am dëgg ak ñu ñàkk dëgg lu mu bon bon di nga ko fekk ci téere moom te am na ñu ko mës a def. Modou Fall li mu wax àdduna ak àllaaxira kenn mësu koo wax loolu mooy wute bi tey ma tudd seen tur mu leer comme ça ñu bañ a wax ne damay nekk di attaqué wu ma kenn parce que wallaahi alhamdu man awma problème personnel ak kenn ku ko am itam yow yaa ko am ak man waaye man awma koo yow. Modou Fall li mu wax que ne ku jàpp ku sangu farata ba pare laal li ko daggee sa jumbax bi ba ci sa oom bi fépp foofi laal sa njàpp toj na loolu àdduna ak àllaaxira way njëkk ak way mujj nit ak jinne kenn mësu koo wax amul ci benn téere boo koy fekk. bu doon Sang Njaay lu mel noonu la wax konoon position bi ma am ci waxu Modou Fall bi moom lay am ci waxam ci mais Sang Njaay li mu wax dafa am ay école yu ko wax am ay boroom xam-xam yu ko wax. alors man xaw ma lu tax ñun ñu am problème mu fanatisme xaw ma lu tax semaine bii rek awuzu billahi min kalimati ana am na benn mbokk ci benn plateforme bu ma doon defal interview bokk na ci li ma doon laaj que lan moo waral fanatisme bi ci jullit ñi ak tàqalikoo bi ak naka la ñuy def pour booloo bokk na ca la ma ko wax mooy fanatisme ak tàqalikoo jullit ñi li ko waral première mooy ananiya maanaam yëg sa bopp. gëm ne yow rek yaay doomu yàlla sëti yahud jarbaatu nasaraan ku dul yow yàlla dégluwu la ku dul yow yàlla faalewu ko yow rek yaay buntu yàlla ku jaarul ci yow du yegg ci yàlla ku jaarul ci yow du am cër ci yàlla ku jaarul ci yow nekkul ci yoonu njub loolu premier facteur la te moom mooy facteur daanaka principal bi nga xamante ne moom moo ñu jural tàqalikoo bi ñu nekkee. man Sang Njaay du sama sëriñ joxul ma wér de tarbiya wu ma doxaluma sëyru adde en sax comme li ma leen ko waxee léegi musuma koo gis ci sama bët. benn yoon la ma sa wax allo ma wax allo ci dundam gi ak sama dund gi te benn taalibeem laa doon waxat mu paas ma ko fekk Sang Njaay ngi toog aw ma numéro musuma composé sama téléphone woo ko musuma dem ci xadaraam loolu bu fekkee dafa am kenn ku ngeen di wax da ngeen di wax ñay dem ci xadaraam ba ñu leen di jox ay enveloppe man musuma dem ci xadaraam bi te man duuma ku ñuy jënd walillahi alhamdu amaguma dara maa ngi ñaan yàlla am waaye li ma yàlla xéewalal kas néew maa ngi ciy doylu sama diine duma ko jaay sama ngor duma ko jaay milliardaire bi gën a cher ci kaw suuf bu taxawoon du tee ma wax li ma gëm bu ma doon jaay sama diine ak sama ngor billaahi wallaahi tallaahi 2019 bi amee ay xale yu dëkk Medina Baye ñëw attaqué ma agressé ma dajji sama buntu kër nangam ak nangam konoon foofa laay jaayee sama diine ak sama ngor bu ma doon jaay sama diine ak sama ngor li ma wax nii nag ku xam-xam na li mu bëgg a wax jarul may fii sori bu ma doon jaay sama diine ak sama ngor lu jiitu loolu sax konoon jaay naa sama diine ak sama ngor donc arrêtez s'il vous plaît seen querelle personnel ak règlement de compte personnel yi ngeen di am ak Masamba ak Mademba ngeen bëgg xëcc ci ñëpp man doxewu ma noonu bu Sang Njaay waxee loo xamante ne gis naa ne lii mënees na cee wax dañ cee wax buñ gisee ne lii mënuñ cee wax sama yoon nekku ci masala bi ñi ko bëgg a génnee ci diine ji naan dañ koy génnee ci diine ji ñoom la engagé man génnewuma kenn ci diine ji ku wax loolu aslan man tollu ma fu may génnee ni ci diine parce que du ma gendarme yàlla ci kaw suuf du ma représentant wu yàlla du ma yonentu bu yàlla yónni awma lu dul wax sama xam-xam ci masala mu jeex. bu fekkee nag nit ki dafa indi masala boo xamante ne kenn mësu koo wax ci borom xam-xam yi kenn mësu koo jàngale kon ni ko Modou Fall defee comme ni ko Modou Fall defee boobaa dañuy taxaw leeral ne lii luy réeral nit ñi la lii du dëgg du yoon alors loolu mooy kii bi waaye du ne dama ragal a attaquer Sang Njaay wala dama ragal a jël position ci masala bi man duma takk ñeenti jabar sàkkantuma may takk lu ko ëpp man bu ma yàlla mayee li ma bëgg ci soxna xam naa ko soxlaw ma ay ñeent ak ay fukk ak juróom-ñeent kon masala bi mën na maa bañ a engagé man te taalibe laa bis bu ma demoon ba am ay taalibe wala ay sëriñ ay nit ñu ma laaj seen conseil li ma leen di digal mooy yem leen ci ñeent bu dee da ngeen di polygamie bay polygamie extrême kon pourquoi voulez-vous coûte que coûte m'engager dans votre combat qui m'engage pas loolu benn la ñaareel bi ngir yàlla na leer une bonne fois pour tout na leer une bonne fois pour tout
awma kenn ku may jënd awma kenn ku may jox ay milliards may jaay sama ngor milliards laa la wax sàkkantuma ay millions sàkkantuma ay junni man imaamu Shafii li mu doon wax la alayya siyaabun law tubaaxu jamiuha bi falsin la kaana al falsu minhunna akbara lakin fihinna nafsun law tuqaasu bi baadiha nufuudal wara la kaanat aazza wa akbara wala wa akthara sama yëre yi nga may gisee mu torox nii nga xam ne buñ ko doon jaay duñ ko jëndee 15 ci biir yëre yooyu am na nafsu bu ci nekk maanaam xol bu ci nekk ak mental bu ci nekk boo xam ne alalu àdduna bi mënu koo jënd alalu àdduna mënu koo jënd mën naa dund 2 semaines sax ma gis doomi aadama sàkkan du ma taxaw ci buntu kër kenn du ma tàllal kenn loxo xaaruma kenn jox ma dara pour ma wax li ma jàng nag ak ma xam ko kas néew ijji ko boole ko kenn du ma ko teree wax sama liberté sama yaay yal na yàlla guddal fanam dafa am ñaari wax yu ma daan wax yoo xam ne ñaari wax yooyu moo nekk sama busol ci sama dund gi première bi mooy saay boo xamantee ak nit fexeel ba ëllëg bu ngeen dajee buy sëgg di am yow bul sëgg beneen bi jarul ma koy wax waaye bii moom yàgg naa ko wax saay boo xamantee ak nit fexeel ba ëllëg su ngeen dajee buy sëgg di am yow bul sëgg lii nag ci mbooleem fànn yi la nga yaakaar ne bu ma dajee ak yow xamante ak yow toroxal sama bopp ba nga mën a jënd sama ngor ëllëg suñ dajee man du ma sëgg kon xamal ne bi may wax may tudd nit ki wala ma ñàkk koo tudd maa ngi am busol boobu ci sama xel mu may diriger ëllëg waruma sëgg ñañ koy def ñoom xam nañ seen bopp ñaareel bi mooy bëgg nañoo wax ci affaire Ahmed Khalifa Niass bi ak affaire góor jigéen yi ak yooyu li ma ci bëgg a wax vite fait ndax jot naa ci ay interpellation yu bëree bëri Ahmed Lo dégg naa audio vidéo bi mu def ci xutbaam gi wax na ay wax yu am solo nag wax dëgg yàlla ndax benn affaire mën nañ ko koo nangul alxuraan daf ñuy wax ne wala yajrimannakum shana'aanu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa bañ aw nit bu mu leen taree maandu na ngeen maandu seen diggante ak ñoom ndax moom mooy li gën a jege ci ragal yàlla Ahmed Lo bu waxee dëgg-dëgg la wax bu waxee caaxaan itam wala neen la wax li mu wax noonu am na lees ci jël am na lees ci bàyyi xam naa ne peut-être ñu bëri ci yéen dégg nañ ko waaye man damaa jàpp ne lii nag ça n'engage que moi mën naa am ma juum li mu wax ak li Ahmed Khalifa wax amuñu wuute ndax la ci biir waxam ji wax na ne ay nit ñoo xamante ne ña ngay def seen ñaawteef googu ñuy def wanewuñu ko dañ koy nëbbatu même bu fekkoon tey ji voté nañu loi ne daganal nañ ngóor jigéen doo gis population bi di dem di ko def loolu moom la ñuy tuddee imma talbis imma tadlis imma tadnis benn ci ñett yooyu yaa ci tànn bu la neex Ahmed Lo moo gën a xamaatoo que ne bu ñuy wax criminaliser homosexualité ci réew mi ak ñàkk koo criminaliser ça veut pas dire peuple bi yëpp dañuy d'accord ci dem defi homosexualité ça veut pas dire aussi peuple bi yëpp dañuy d'accord ci bañ ko réew yu bon ya ko daganal muy ay France ak yu mel noonu ña fa daganal mariage pour tous taxul seen population bi à 99% wala à 100% di pratiquer mariage pour tous donc vouloir venir dire que ñëw bëgg a wax ne buñ daganalee mariage homosexuel wala ñu ñàkk koo daganal itam du tax peuple bi dem defi ko loolu bëgg a réeral nit ñi la parce que dafa am escalier booy teg pour mën a yegg ci la ngay wax. maa ngi jéggalu nag bu fekkee dina am ñu ma bett man dama leen a xam ibaadu yi dama leen a xam dafa am benn cours bu ñu jàng Malaisie bu tudd speak structure maanaam bu nit ki di wax naka ngay def ba li muy wax nga mën cee dégg loo xam ne moom foogul ne nit mën na ko cee jéggi bon walillahi alhamdu loolu dafa bokk man ci samay spécialité kon lu nit mënti wax Ahmed Lo laay waxat actuellement ñëwaguma ci Ahmed Khalifa Niass lu nit mënti wax bu amee lum ci làq mënees na ko cee génne allahumma illaa mu nekk ne loolu duwut yéeneem te bu fekkee duwut yéeneem yàlla sant ñu dugg ci yéene nit ñi ñu ngi ñaan yàlla buñ ko ci tooñ bu ñu yéenu xàq mais bu waxee ne
bu nit ñi daganalee homosexualité du tax peuple bi dem defi ko mais réew yi daganal homosexualité sax taxul peuple bi defi ko ñun waxuñu loolu waa ànd sàmm jikko yi di lekk man bokkuma ci association bi comme en tant que association mais cause yi ñuy défendre gis naa ci sama bopp cause yi ñuy défendre man moom lay défendre li ñu wax mooy criminaliser homosexualité comme ni ñu criminaliser viol nga xam ne ku ñu jàpp mu violé daan yañ koy teg bokkut ak koo xamante ne dafa dund ba dundam bi jeex mësta violé nit kooku kenn du ko fekk di ko teg daan naka noonu itam ku ñu fekk muy def homosexualité wala muy def mariage homosexuel kooku daan yañ koy teg daanu lu ñu criminaliser la ñun loolu la ñuy wax te yaakaar naa waa ànd sàmm jikko yi loolu la ñuy wax bu ma juumulee il faut aussi kon ñu dissocier mbir yi bañ a généraliser pour mën a tëm wi wala talbis nit ñi bu yàggul ci Kaolack at yi ñu génn am na benn semaine gàmm ci semaine gàmm li may wax ni xëy na am nañu ko fàttali semaine gàmm boo xamante ne dañu jàpp ay góor ñuy def célébrer mariage homosexuel ci semaine gàmm loolu la ñuy wax loolu nag bu fekkoon ñi criminaliser homosexualité ñooñu dees fudd seen digg tàllal seen nu nara fii la wax ji nekk bu yàggul fii ci Mermoz gis ngeen photo yi yéen ñëpp ak vidéo yi xëy na ay góor yu taxaw ne xaw ma dañuy célébrer anniversaire xaw ma mariage xaw ma ay homosexuel lañu bay sol ay robe yu kenn xamul ak ay nuisette loolu fan la mujj kaa boobu fu mu mujj ndax ñooñu ñu ngi ci kaso bi ba léegi ndax may nañ leen passeport diplomatique ñu génn dem seen yoon loolu la ñuy wax maanaam exemple buñ ne nañu def peine de mort c'est parce que dañu bañ ku rey nit ñu tëj la 2 mois wala 2 semaines génnee la nga am bras long génn dem sa yoon buñ ne nañu criminaliser viol parce que dañu bañ ku violer nit boo amee bras long 2 semaines nga tëdd ko wala 2 jours génn dem sa yoon la même chose itam buñ ne nañu criminaliser homosexualité def ko ci loi yi parce que dañuy bañ ku ñu jàppati muy célébrer mariage yooyu waxuñ ne ay nga bett nit ñi ñu koy def ñuy pratiquer acte beeg loolu ni kan moo am jot toog sax di wër pour gis nit ñi ñuy def ay acte homosexuel maanaam célébration mariage homosexuel yi ñu nekk di def ci kër yi ak ci auberge yi ak ci hôtel yi yooyu la ñu wax te vidéo yi ak fii kenn du weddi ne loolu ay feela yu fi am na ci Kaolack am na fii ci Dakar ay yoon ñooñu lañ wax ne buñ leen jàppee nañ leen àtte selon la ñu jëf te mu nekk acte bu ñu criminalisé selon ñu commettre crime j'espère que lii leer na de xanaa yéen ay docteur ngeen yéen ñëpp weesu ngeen 50 ans di dem kon ay jeunes yu mel ni ñoom Ababacar Mbow ñoom diw ak diw bu ñu mënee comprendre loolu yéen ay supposé gën leen ko mën a comprendre bañ a xëpp ci cere ji suuf di jéem a tëlbis ci discours bi maanaam ci gis-gis bi tey ji yow oustaz Ahmed Lo bu ñu jàppee ay nit fii ci Dakar ci benn quartier ci benn kër ñuy célébrer mariage ñaari góor lan moo war a doon seen àtte selon loi yi ñu am bu fekkee criminalisé wuñu loolu ñooñu dañ leen di daan comme ñu commettre délit rek tëj leen quelque temps bàyyi leen ñu dem seen yoon loolu la ñuy bañ nag bàyyi leen très bien Abdourahmane dañuy jouer avec les mots et xamuñ ne am na ñoo xamante ne maanaam madlulaatil kalimaat wa maanil alfaaz ci loolu lañ spécialisé wu baat boo wax moo boo prononcé xam nañ fa mu war a tegu ak lañ ci wundu loolu ñaareeli point la kon Ahmed Lo li mu wax noonu man dama jàpp ni ci côté boobu moo ko Ahmed Khalifa ñoo bokk lu ñuy wax et bu fekkee nee na ay minorité lañ kon jaruñoo faale parce que dafa mel bu ñuy wax ci ñoom sax dañ leen defal promotion nangam ak nangam mais yéen wahhabistes salafistes yi du ngeen minorité ci Sénégal yéen ay minorité ngeen ci Sénégal non feesu leen pick-up pourquoi ndax da ngeen a bëgg kon ñun tamit ñu bàyyi leen a faale ngeen nekk di yéefeerloo suñu mag ñi di réeral xale yi di sànq seen pas-pas loolu ngeen bëgg bu fekkee lépp lu nekk minorité rek buñ ko faale.
yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamono bi alxuraan di wàcc aaya yi wax ci mbiram góor jigéen di wàcc mbiram góor jigéen minorité des minorités la woon ci màkk maanaam waa màkk xamee woon nañ leen jaaloo xamee woon nañ leen góor jigéen lu nekk ñu def ko waaye mbiram góor jigéen amu fa woon assise bi kon minorité des minorités la woon te pourtant loolu teewut yàlla gis ne mat na mu dugal ko ci alxuraan ci ay dizaines et des dizaines de versets kon bu fekkee lépp lu nekk minorité wala lu ñu def di ko nëbb bu waree su kaa wax kon lu tax yàlla perte temps am wala iyaasu billaah bu ñu ko mënee waxee noonu lu tax mu perte temps am jël dizaine de versets yooyu yëpp dugal ko ci alxuraan te mbiram góor jigéen amutoon ci màkk am bu siiw goo xamante ne nii dañ naan lii dafa siiw loo xam ne war nañ cee mën a wax lu tax de deux choses l'une soit mu nekk ni sa théorie bi nga bëgg a teg moo fondewul que ne bu ñu nekkee minorité rek même bu fekkee 0,02% lañu ci réew mi wala bu fekkee ñaari nit kese koy def ci réew mi waree suta wax ci ñoom nañ leen bàyyi bu ñu leen faale bu ñu leen may bës kon dangaa bëgg a wax ne yàlla perte na temps am ci aaya yooyu mu ñu dugalal ci alxuraan amul njëriñ parce que waa Màkka pratiqué wuñu woon homosexualité en grande échelle soit mu nekk ne sa théorie bi moo teguwul fenn mbir même bu nekkee ne ay minorité ñoo koy def même bu nekkee kenn nit moo koy def te mbir moomu nekk lu bon lees war a dénoncer la lees war a taxaw la siiwal ko nit ñi ba ñu xam ko yee leen ci am na benn xadis bu nekk ci Buxaari leer na ma leer yàlla ni péng kenn Ahmed loo xam na xadis boobu Sayyidna Xuzayfatu bnul Yamaan daf daan wax ne kaana annaasu yasaluuna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an il xayri wa kuntu asaluhu an il sharri maxaafata an yudrikani nit ñi dañ daan laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay yiw ak i jëf yu baax man dama ko daan laaj yu bon yeeg yu ñaaw yi pour mën koo moytu kon kay ndeke yow Ahmed Lo ni nga mën a toogee di jàngale lu baax man ma toogee ko di jàngale keneen toogee ko di jàngale noonu la war a amee ñeneen ci population bi ñoo xam ne ay tireur nu mu tuddati ay alerte la ñuy tirer sonnette yi di éveiller conscience yi di tahdiid nit ñi di leen yee ci li nga xamante ne moo leen di gétte ci ay danger bu dul loolu lan mooy maanaawu aayawu falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqahu fi diini wa li yunziru qawmahum iza rajau ilayhim boo ko naree jëlee benn sens kese mooy ne yow déggoo aaya bi aaya boobu noonu da nga koy jël ci mboolem sens yi ni mu mën a amee faqih bu dem jàngi fiq ñëw di jàngale mu nekk fardu kifaaya noonu la war a amee muhaddis bu dem jàngi xadis ñëw di jàngale noonu la war a mën a amee ingénieur bu dem jàngi ingénieur ñëw di liggéey noonu la mën a amee médecin bu dem jàngi médecine ñëw di faj noonu la mën a amee militaire bu dem jàngi armée ak défense ñëw di assurer sécurité bi waaye noonu la mën a amee ñu war a xeewu ci danger wu lobby yi ak organisation yi ak politique yu bon yi am ci àdduna bi te di gétte umma bi di gétte xeet wi pour ñëw xee leen ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee jàng ngeen siira yonentu dëgg téere bi téere Mawlana Chérif Ibrahim Saleh siratu rasulil azam yaakaar naa ci page ci volume 2 ci page 86 jàpp suuf mu ngi ci expliquer lu am solo di ci wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kuuram ci ñu ko waroon daf ci amoon ñoo xamante ne ni comme li may wax ni daf ko cee wax daf ci amoon ñoo xamante ne lii moo nekkoon seen rôle am ñoo xam ne lii moo nekkoon seen rôle am ñoo xam ne lii moo nekkoon seen rôle kon ñun ñëpp mënuñoo bokk rek dem toog di jàngale buñ toogee di jàngale naan waaw nii ngay jàppee nii ngay jullee ñu bon ñi ñoom ña ngay yàq bu boobaa bu ñu toogee di waaraati ñun ñëpp lobby yi ñoom ña ngay teg seen stratégie yu ñu faagaagale te bu ñu fa seen stratégie yi fekkee dootuñu amati jot bu ñu toogee naan dañuy waaraati dootuñu amati sax ku ñu waar far kon il faut mu am ay nit ñoo xamante ne comme li waa ànd sàmm jikko yi di def ñoom Ababacar Mbuub yi ak ñoom Cheikh Omar Diagne comme li ñuy def nii il faut mu am ay nit ñoo xamante ne dañuy taxaw di def loolu
ku magnifié wul combat boobu jàppale wu leen ci waroo taxaw di def ay jeu de mots naan ay nañ leen bàyyi nañ leen fàtte nañ leen ignorer bu fekkoon ne minorité bu ñu ignorer du am effet kon yéen wahhabistes yi ba ngeen nekkee minorité boroom xam-xam yi di leen ignorer konoon du ngeen yëg si tey bay taal ay bomb ci àdduna bi il faut arrêter loolu benn la man je vois pas que parce que ay minorité lañ tout court nañ leen arrêter du question de minorité réew mi fi mu toll àdduna bi fi mu toll gis nga lobby yu bon yooyu ngay wax lobby minoritaire yooyu ñoom ñoo yore àdduna bi ñoom ñoo am doole bu ñuy imposer nit ñi lu ñu bëgg ku nanguwul seen système bi ñu imposer la ay sanctions imposer la ay problèmes yoo xamante ne ni doo xam foo koy waxee te réew mu nekk communauté bu nekk dafa am ay mbaax ay valeur ay aada yu mu war a sàmm arab yi dañuy wax ne innamal umamul axlaaqu ma baqiyat wa in humu zahabat axlaaquhum zahabu communauté yi ak nation yi ay jikko lañ buñ demee ba jikko yooyu raaf ci ñoom nation yi nekkatu fa nga jàpp ne Sénégal tey lii ñu nekkee nga xam ne doo 10 jigéenu jullit boo leen gisee ci Sénégal 10 7 yi wala 8 yi doo xam ne ay jullit lañ fekk waxuñ la seen tur ndax seen solin seen doxalin ak seen waxin nga jàpp ne lu ñu ko yóbbee impérialisme ak colonisation bi nga xamante ne nii moom moo ñu gete woon ci année yu weesu moom moo ñu jural loolu mais suñu maam yeeg suñu maam mataar yi boo gisee jigéen ju bokk fu baax da nga koy xam boo gisee jigéen jullit da nga koy xam boo gisee keneen ku dul jullit da nga koy xam alors léegi loolu yëpp ñu bëgg a bàyyi rek mu continuer noonu école yi di gën a yaatu tubaab yi di indi seen programme te na ngeen xam benn affaire mooy tubaab yi seen programme yàkkamtiwuñ ci dara xëy na yow la sa gis-gis gàtt ngay gis à court terme ñoom dañoo am programme à moyen terme ak à long terme boo xamante ne bañuñ ko fii ba 5 générations ci kanam l'essentiel li ñu bëgg am nañ nu ñu koy tegee ba mu yegg buñ ci gaawul a jug nag jël ay matuwaay yoo xamante ne moom mooy ñàkk suñu réew mi suñu génération yi ñëw ci kanam danañ ko layoo ak ñun danañ ñu ne yéen ñu seetaanoon lu tax tey ñuy sant yàlla ci mag ñu baax ñi ñu yàlla may fii ci réew mi sëriñ diw parce que tëdduñu woon di nelaw ñoom dañoo ratisser terrain bi ba nga xamante ne ñun bu ñu ñëwee dox ci dafay yomb kon ñun lan lañ war a defal suñuy ñëw ci ginnaaw dañoo war a toog di nelaw depuis 1900 war nga dërëm ñu ngi jàngale bu dee jàngale kese la depuis 1900 war nga dërëm ñu ngi jàngale te dara changé wut tey la mbon gi gën a bëri tey la cagatu bi gën a bëri tey la sàngara si gën a bëri tey la cigarette si gën a bëri tey la sàcc gi gën a bëri tey la waxtu lu dëgg gi gën a bëri tey la njublan gi gën a bëri kon kay nañ xoolaat beneen forme alors loolu benn la ñaareel bi mooy kon déjà wax ne ay minorité lañ ay nangam kalam faari ma anzalallahu bihi min sultaan wax ne itam nañ leen bàyyi buñ leen déglu buñ nangam wax dëgg yàlla du waxi dara dañ leen a war a dénoncer dañoo war a jël ay matuwaay yoo xamante ne moom mooy ñàkk suñu réew pour que ëllëg suñu génération future yi bu ñu ñëwee mën a kii am na nag benn affaire bu Ahmed loo wax boo xam ne man je trouve que c'est très très important te jàpp naa ne lu baax la mooy ne au lieu que ñuy dem ci kilifa yooyu di leen jox ay këyit ñuy signé dañ leen a waroon na ñaan ñu def ay déclaration publique bon loolu mën na nekk dëgg de côté waaye loolu du tee itam mën nañoo ñaan seen signature parce que signature bi dafa am fu ñu ko soxlaa comme ni ñuy soxlaa déclaration bi feneen bu fekkee processus administratif la ñu topp processus administratif xamul ay déclaration télé wala YouTube wala rajo moom këyit la xam tubaab bind la xam kon lu nekk da nga koy jaar fañ ko soxlaa loolu benn la mais mu ne moom Ahmed Lo kilifa yooyu dañoo waroon def ay déclaration wax ne
lii lu bon la ñun taxawaayu yàlla ak yonentam lañ ci am te képp ku koy def bokkoo ci ñun mais moom Ahmed Lo lu ko tey def loolu est-ce que dégg nañ moom mu def ko moom bu dee def na ko nañu génneel déclaration fan la ko defee kon booy digle sangu na fekk nga jiitu ci ba pare yow kilifa nga yow tamit am nga ñu la topp barki dem boo njaay nga woote fii Grand Théâtre ba Mali la sa taalibe yu jógee ak ay Gàmbeek fu nekk ngeen dugg ay car rapide bañ toogee foofu waroon nga faa def déclaration wax ne mbiram ngóor jigéen da nga koo bañ da nga koo sib da nga koo contre te képp koy def bokkul ci yow waroon ngaa wax loolu sa mimbar bi nga taxaw di xutba démb ci àjjuma gi waroon nga faa waxaale loolu kon li ngay digal ñoom gaay yi ne leen nañ ko ñaan kilifa yi ñu def ko yow yaa ci waroon na jiitu xëy na nag bon peut-être dina ko def dans l'avenir mais def ko d'abord parce que am na ñu lay déglu mu néew mu bari jëlee ko fee suñu xottu almet bi ci topp mooy moom Ahmed Lo man gis naa ko ak sama bët ci benn jotaay boo xam ne kuréel gii nii ñoom kuréelu ñoom Ababacar Mbow gii ñoo ko woote woon ca mosquée inachevée Makhtar Sarr mu ngi fa woon Cheikh Omar Diagne mu ngi fa woon maam Cheikh Mbacke bu AIS mu ngi fa woon ak ñeneen foofu la maam Cheikh Mbacke xa jógee woon defoon discours am bu tàng boobu Ahmed Lo naka ngay àndeek ay nit démb xaw ma ndax yaa ngi ci kuréel googu ba léegi ñu lay invité bu ñuy def seeni mbir boo amee say xalaat yoo leen di wax balaa ñuy commencer seen entreprise bi di wër kilifa yi di ci sonn waroon nga leen koo jox depuis booba waroo xaar bañ ñëw à terme ngay doog a taxaw ci sa kaw minbar naan da ngay dénoncer wala da ngay joxe xalaat te conseil booy taxaw ci kaw minbar di ko joxe ci aw nit ñoo xam ne mën nga leen a jot téléphone mën nga dem fa ñu nekk mën nga leen a oo fa nga dëkk ñi ñëw fa loolu du conseil leneen la gën a niru donc je considère que boo amoon benn conseil boo leen waroon a jox ba ngay nekk ak ñoom bañ lay invité ci seeni jotaay nga fay jël kàddu waroon nga ko faa joxe foofa wala nga tëjoog ñoom ci néeg jox leen ko ça prouve que am nga accès ci ñoom tamit am nañ accès ci yow et yaakaar naa du ñu dem wër kilifa diine Sénégal yëpp teggi la fi bu fekkee dañ la fee teggi xëy na frustration moo tax ngay wax bu fekkee teggiwuñ la fi ba ñu ñëwee ci yow lii nga am comme ay xalaat waroon nga leen kaa jox bul bàyyi ba mbir mi dem assemblée ba egsi à terme nga doog a taxaw ne da ngay joxe ay xalaat loolu médecin après la mort la tudd njëriñ li bëriwut. ñetteelu mbir mi wala ñeenteel bi lan la waxati sax mooy fi mu toll nii buñ ko rejeté dafay mel ni Sénégal yëpp bokk rejeté góor jigéen. buñ ko nangoo dafay mel ni Sénégal yëpp bokk nangu ngóor jigéen mais xam nga ñun ci li ñuy dox fi mu toll nii waxuma la ay rejeté ngóor jigéen kese de te loolu man maa ngi exhorté ñoom waa ànd sàmm jikko yi buñ paree nañ jublu ci loolu ndax loolu combat AIS bu yàgg la woon ñiy saaga kilifa diine yi ci Sénégal te nga xamante ne Ahmed Lo moo leen yar jàngal leen ñooñu di saaga sëñ Muntaxa ba mu nekkee xalif di saaga sëñ Sidi Maxtaar ba mu génnee àdduna di saaga Baye Niass ñooñu nañ def loi buy criminaliser loolu ku fi saagaati kilifa dinañu tàllal sanu naraki ñun ci loolu lañ bëgg léegi fi mu toll nii loolu moo gën a urgent sax moo gën a jàmp sax ka ay mbiram kii yi nañ def loolu bu fekkee d'accord ngeen bu dee xeex mbon la loolu moo gën a bon di te loolu mën naa indi guerre civile fii ngay dégg ab salafiste bu ndaw cëkkal tubayam gi ba mu mel ni mbere fete guddal si ki ma ba mu toll di borosu peinture taxaw kilifa diine boo tudd mu yekk ko fi lu mel ni xeme ñooñu nañ dem assemblée man maa ngi fàttaliku 2017 la xaw ma 2018 ànd naa Touba ak maam Cheikh Mbacke ñu dajeeg benn kilifa boo xam ne jarul mooy tudd turam député la à l'Assemblée nationale man ak maam Cheikh ak Babacar Cissé bu jaamal ñoo taxaw bi ñu nuyantee ak moom ñu commencé di waxtaan bi ko maam Cheikh ne ñun dañoo bëgg ngeen jàppale ñu ndax dañu bëgg def ngeen def proposition de loi buy criminaliser laal xormaay kilifa diine Sénégal yi ak doyadi leen ak saaga leen mais waa ji daf ko rejeté automatiquement parce que xam na ni loolu arrangé wu leen ñoom léegi Ahmed Lo yow est-ce que di nga nangu ñu def projet de loi buy criminaliser saaga kilifa diine yi ak doyadi leen ak yéefeegloo leen boo ko nangoo rek bismillah suba ñu commencé démarche yi. ñeenteel bi Ahmed Khalifa Niass wax dëgg yàlla man parfois je suis gêné je suis choqué
ci yenn propos yi muy tenir ndax nit la koo xamante ne quoi qu'on puisse dire dama am estime ci moom pour yenn affaire yu bëree bëri waaye jàpp naa ne am na ay mbir yu mu wax d'accord ma ci ak moom à 100%. d'accord ma ci ak moom bokk na ci wax ne ngóor jigéen alxuraan da cee noppi li ci bible bi wax kese la wax yaakaar naa ne alxuraan daj mboolem xeetu ñaawteef yi ci nekk wala diine lislaam yeeg mboolem xeetu ñaawteef yi ci nekk bu amutoon ci alxuraan lu dul benn aaya amul ci xadis lu dul benn xadis konoon doy na ci ñuy xeex mboolem ñaawteef yi waaye doy na ci ñu défendre mboolem mbaax yi ban aaya la mooy dagitu aaya bi yàlla di wax ne kaanu laa yatanahawna an munkarin faaluhu aw nit a ngi nii ñoo xam ne li tax yàlla mere leen alak leen toroxal leen mooy daanu xeex mbon goo xamante ne ña ngi koy seen mbokk ña ngi koy def xam nga alxuraan wax dëgg yàlla du téere boo xamante ni itam ay roman bu ñuy détaillé wala ay film documentaire wala nangam la alxuraan daf lay jox mujmalul kalimaat maanaam jawaamiul kalim la benn baat bi dañ ci mën a déggee téeméeru maana boroom xam-xamu kii dañ koy tuddee tajaddudul intaaj nga xam ne nu jamono di demee baat yi nga ci mën a déggee ay déggin yu bees donc kaanu laa yatanahawna an munkarin faaluhu boobu mbooleem xeetu bon dugg na ci bu mu mënti doon homosexualité benn la ci sàcc benn la ci fen benn la ci njublan benn la ci politique bu salte benn la ci guerre benn la ci lépp luy munkar lu sax xel mi mën a xalaat rek moo tax mu nakiraal ko kaanu laa yatanahawna an munkarin faaluhu kon bu alxuraan waxutoon ci homosexualité lu dul aaya boobu noonu mën nañ koo dugal ci umumu aaya boobu tax ñu jóg xeex ko tax ñu taxaw pour bañ mu am ñaareel bi mooy xadis bi bu yonentu waxutoon benn xadis ci xeex mbon lu dul xadis umumi bu wax ne man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi doy na ci xeex mbooleem ñaawteef yi donc je considère que aw nit ñoo xamante ne nii yàlla wax na ne daf leen alak nettali la mais ndax nettali boobu ñun waruñ cee jëlee ay ibar ak mawaïs kay alxuraan dafa am ay pàcc yu mu comporté wate xam naa ne Ahmed Khalifa wala docteur Ahmed Khalifa moo ma ko gën a xam première bi mooy tawxiid ñaareel bi mooy taarix ñetteel bi mooy mawaïs waaraate yeeg yu mel noonu ak yeneen yu mel noonu ba muy 9 parties waaye ci biir nettali yooyu des fois yàlla dinañu nettali ay mbir yoo xam ne ci baabu li boroom xam-xamu balaaxa yi di wax iyaaki aani wasma iya jaara ci buntu boobu la maanaam ñee laay waxat waaye yéen tamit déglu leen ngeen jëlee ci jàng ci buntu boobu lay waxee kon bu ñu nettalee xawmu luut ca lañ doon def ci ay ñaawteef ak lañ doon def ci lu bon ba pare tëjee ko mbugal yam leen wàcceel mooy dafa wax ne ñunu tamit nañ ko maytu buñ bañee la daloo ñele dal leen lii nag wax dëgg yàlla soxlawul nit ki di am master wala doctorat wala agrégation pour comprendre ko loolu benn la ñaareel bi mooy comme li ma wax sànq ci Ahmed Lo waxuñu ne kenn waxul ne nañ ut ay agent yuy wër kër nit ñi di xool kan moo tëdd ak kan wala kan moo nekk di def ñaawteef ak kan pour ñu àtte ko kenn waxul loolu kenn waxul tamit ne nañ xool ku efféminé wala ku am baat bu sew wala nangam ñu taxawal àtte ci moom kenn waxul loolu li ñu wax mooy ay góor yuy jël appartement di fa def dara ba mbir yi siiw moo xam ci Snap la siiwee moo xam ci Instagram wala ay nit ñuy dem ca mairie naan nañ leen maye diggante Moodu ak Abdou te ñu nekk ay góor ñooñu lañ wax ne na loi bi dal ci seen kaw pourtant même sàcc ak li muy bon ak li ci àtte di am nit ku sàcc te kenn gisu ko kenn du ko àtte nit ku sàcc te kenn gisu ko kenn du ko àtte mais nit ku sàcc te ñi gis ko
jàpp ko mais dans le sac kooku la ñuy àtte kon loolu la ñuy wax. kon nit ku dem di def ab ñaawteefam fa mu koy defee te kenn gisu ko kenn yebul kenn sasul kenn pour mu dem di ko wëri pour indi ko waaye teg nañ loi boo xam ne loolu moom ku ñu ci jàpp nga koy def de façon publique ñu daal ci sa kaw. léegi bu fekkee loi bu mel noonu am na ci Sénégal nañ ñu ko génneel ne loi baa ngi nii bu fekkee amul ci Sénégal nañ dimbale nit ñi ñu xam ne lii gars yi di xeex nii dañ koy def pour seeni njaboot ak seeni doom ak seeni sët. loolu benn la ci li Ahmed Khalifa wax. ñaareel bi mu wax mooy mbiram saxiixul Buxaari ak saxiixu Muslim que ne xadis yi ci ñëw benn wala li nekk ci téere yooyu li ci ëpp ay fen la. bon dafa am benn problème bu am nag mooy man gëw ma ne li nekk ci saxiixul li tax may wax li nag dafa am ñu ma ci laaj moo tax man gëw ma ne li nekk ci saxiixul Buxaari ak Muslim li ci ëpp ay fen la gëw ma loolu. waaye gëm naa ne am na ay mbir yu ci nekk yonent bi yëgul tiinul waxu ko loolu moom gëm naa ko. gëm naa ne am na ay xadis yu ci nekk wéruñ ci kaw wéruñ ci suuf mënuñoo wér. je vous donne juste un exemple benn xadis a ngi ci saxiixul Buxaari wax ne yoo yaay dañoo laaj yonent bi ne ko ban jumaa la yàlla njëkk amal ci kaw suuf mu ne masjidul haram ñu ne ko topp ban mu ne masjidul aqsa mooy bi nekk Palestine ñu ne ko ñaata moo dox ci seen diggante ci écart ci temps mu ne 40 ans xadis bi mënta wér ci zahir mënta wér ci baatin mënta wér ci fait historique mënta wér ci benn nattuwaay lu dul ci nattuwaayu fanatisme ak politique. ndax lan ki njëkk a tabax masjidul haram ci anam bi mooy yonentu yàlla Ibrahim loolu la taarix yépp saxal. ki njëkk a tabax masjidul aqsa bi nekk Palestine ci anam bi mel nii mooy yonentu yàlla Suleymaan. diggante yonentu yàlla Ibrahim ak yonentu yàlla Suleymaan lu mu gàtt junney at dox na ci pas 40 ans lu mu gàtt junney at. lii benn kese la parmi des centaines yoo xamante ne mën nga koo génne ci saxiixul Buxaari. kantaan ak ñi nga xamante ne ñoo ci nekk di ko attaqué di layam yi ba naan ay téere yi nit ñi gën a wóolu boo ko màbbee màbb nga diine gi ci saxiixul Buxaari am na ñoo xamante ne nii ay noonu yonentu bi yu leer nañ ji leen ñoo xam ne yonentu bi moo def croix rouge ci seen kaw dañuy jël seeni xadis. Marwan ibnul Hakam mu ngi ci ak ñeneen ak ñeneen ñooñu ku jël seen xadis ay ñoom Imran ibnu Hittaan ak ay gàngoor googu ku jël seen xadis itam jël nga ay fen. léegi nag kanta xadis bi wax ci mbiram góor jigéen ndax wér na wala wérul ci loolu lañu war a wax. amul benn téere ci kaw suuf bu dul alxuraan ci lu ñu gëm boo xam ne la nekk ca xët gu njëkk ga ba ci xët bu mujj bi lépp wér jugee ci yàlla. sàkkaa téere xadis yi nga xamante ne 100 ans après yonent bi lañ ko bind Banu Umayya fay seen xaalis nit ñi di am na jamono joo xam ne am na ay buur yoo xamante ne jarul mooy tudd tur nit dafay créer xadis indil leen ne leen yonent bi wax na nangam ak nangam ñu jël nangami junne ci xaalis jox ko. donc ce fanatisme là aussi boo xamante ne dafay bëgg a coûte que coûte sang lépp lu nekk ci saxiixu Buxaari saxiixu Muslim loolu tamit ay caaxaan la. ci biir saxiixu Muslim ci la xadis ñëw buy wax ne waaye juru yonent bi ñu ngi safara kan moo mën a gëm loolu xadis boobu fen la ak ku ko mënti riwaaye fen la xaw ma kan mooy fen nag ci ñoom ka bind téere bi la wala ka riwaaye la wala en tout cas fen la waaye juru yonent bi ñu ngi safara loolu fen la ak téere bu mu mënti nekk te mu ngi ci saxiixu Muslim inna abi wa abaka fi naar mu ngi ci istazantu rabbi mu ngi ci nag ngay def ak loolu. donc saxiixul Buxaari am na xadis yu ci nekk yu wérut waaye nag duwul li ci ëpp moo wérut saxiixu Muslim am na xadis yu ci nekk yu wérut waaye nag duwul ne li ci nekk moo li ci ëpp moo wérut bon li ci nekk te wérul mën nga koo compter ci ay dizaines wala ay centaines te loolu boroom xam-xam yi liggéey nañ ci téere boo xamante ne ça comporte des milliers de xadis bi ci gën a tuuti ay 4000 xadis yi ñuy wax ci compte des comptes yi gën a tuuti. kon bu amee benn 100 wala 200 wala 300 wala 500 yu wérul itam ça se comprend problème mu xadis ak riwaaya xadis dafa am ay subtilité ak ay problème yu baree bari
naka nga mën a comprendre man lii billaay wallaay ba léegi ni daf maa def kaa ba léegi naka nga mën a comprendre nit koo xamante ne dund na ak yonent bi 23 ans 23 ans laa wax ci durant bi ñu yónni yonentu te avant ñu koy commencé révélation mu daan dund ak moom dund na ak waaye juru yonent bi dund ginnaaw yonent bi 60 ans nit kooku noonu benn xadis la ñuy riwaaye ci moom nga gis de côté beneen nit koo xamante ne 1 an et demi la dund ak yonentu maximum 2 ans kooku mu am 6000 xadis man loolu mënuma koo comprendre ba tey jii nii. Prenons l'exemple de Bilal ibn Rabah bépp julli bu yonentu bi julli bu dee 195 yi Bilal moo ko nodd buñ dee 195 yi Bilal moo ko nodd Bilal 44 xadis la am xadisam yi matuñu 50 te dund na ak yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu gàtt 23 ans de la prophétie ndax depuis ca Màkka la gëmee yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ba bi yonentu di génn àdduna te dund na ginnaaw yonentu kooku 44 xadis la am de côté nga gis benn waay boo xamante ne moom bi mu desee ñaari at pour yonentu génn àdduna ci la ñëw tuub kooku am 6000 xadis lii ku ma ko mën a expliquer na ma ci dimbale man ub na sama bopp sincèrement. jëlal exemple Salih Chaqran mbayàllaay waaye juru yonentu bu góor la woon maanaam depuis waaye juru yonentu mu ngi dund kon mën nga wax ne moo jiitu yonentu bi sax ci juddu ci ay at mu ñëw yonentu bi donnee ko ci baayam mu dund ak yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonentu bi nekk waxambaane ci kanamam ba yàlla yónni yonentu bi ci kanamam mu gëm yonentu bi alayhi salaatu wasalaam yonentu génn àdduna Salih Chaqran dund ba l'an 70 de l'hégire minimum kon dund na ginnaaw yonentu 60 ans Salih Chaqran benn xadis la benn am na ñuy wax beneen di ko utal beneen ñaar wala kii mu mottali ko ñett waaye benn xadis mooy bi wér jógee ci moom benn man lii mënuma ko comprendre ba léegi ku ma ko mën a dimbale na ma ko comprendre na ma ko dimbale benn xadis benn dund ak yonentu bi 60 ans dund ginnaaw yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam di am benn xadis de côté ngay gis koo xamante ne 3 ans la dund ak yonent bi am 4000 xadis wala 2000 xadis wala 3000 xadis am koo xamante ne 10 ans la dund ak yonent bi ci li ñu wax am na 2000 et quelques xadis kii dund ak yonent bi 60 ans am benn xadis ça pose problème. Donc je suis pas d'accord avec Ahmed Khalifa ci wax ne Sahihul Bukhari ak Sahihul Muslim li ci ëpp lépp ay fen la wax dëgg yàlla d'accord ma ci loolu bu waxoon ne am na ay xadis yu wérul yu ci nekk loolu duwul moom moo ko wax duwul moom moo ko njëkk a wax am na ay borom xam-xam yu ko wax. Daaraqutni bind na benn téere bu tudd al ilzamaat wa tatabbu 210 xadis ci li ma fàttaliku ci la ci intixaat Buxaari Muslim 210 ay ñoom Jayyaani ay ñoom borom xam-xam ba ci Ibnu Hajar mii ci biir Fathul Baari ñaata xadis lay ñëw ci kawam taxaw ci ne xadis bi moom posé na ma problème je comprends pas. Ibnu Hajar al-Asqalaani ci boppam suñu problème mooy dañ du jàng ñu ci bare bari ci ñun dañuy bëgg di wax te du ñuy lire donc dañuy dégg lu ñuy di wax ñu koy ñëw di ko répéter di dégg lu ñuy di wax ñuy ñëw di ko répéter mais bu ñu doon ubbi téere di lire xam nga ci biir Saxiixu Buxaari am na benn asar bu ci nekk bu Amr ibn Maymun wax ne dafa fekkoon ay golo laa la wax golo ak i noppam ak geenam golo yuy njaaloo ñuy sànni benn golo bi xeer moom tamit bu dem jëlee xeer ñëw di leen sànni le maanaam xadis bii nga dégg ko nii rek yow tu sais que lii mënta wér ci diine mënta wér ci xel mënta wér ci taarix lu tax mënta wér ci diine mooy golo bàyyi ma la boo xam ne togguñu ko jëf amul kenn ku ko togg jëf te képp ku yàlla toggul jëf kooku yàlla du wàcce ci moom sharia ba animaux yi amuñu sharia bu wàcc ci ñoom sagam amuñu sharia bu wàcc ci ñoom kon fan la àttee njaaloo di wàccee ci ñoom bam naan dafa gis ay golo yuy njaaloo maanaam lii bu benn xadis amutoon ci Buxaari bu dul xadis bii kese
doy na ci wane ne amul lenn loo xamante ne day wax ne 100% wér na lu dul alxuraan. am na beneen xadis bu nekk ci Buxaari buy wax ne lawlaa banu Israil lam yaxnizil lahm bu taxutoon nag banu Israil ndawal bu yàqu. xam nga xadis bi science daf koy weddi waxu yonentu daf koy weddi waaye taarix ci boppam da koy weddi parce que ndawal li tax mu yàqu duwul mbaax ak banu Israil wala seen mbon ndawal li tax mu yàqu ay microbe la te microbe yi bi yàlla bindee kawnu bi balaa maam aadama di wàcc ba léegi ñu ngi fi ñoo fi jiitu aadama ñu mooy yàq ndawal kon yonentu sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne dañoo gëm ne ci yàlla lay jëlee du toog di wax naan bu taxtoon nag banu Israil ndawal bi yàqu. alors jàpp naa ne daal ñett yooyu noonu mën nañ ci intiqaad mën nañ ci critiquer Ahmed Khalifa ci wax ji mu wax naan alxuraan waxut ci ñoom mooy borom ñaari tur yi nañ leen comme daf cee noppi nañ ci noppi wala nàngam waaye tamit ci wax ji mu wax ne li ëpp ci Sahihul Buxaari ak Muslim ay fen la wax dëgg yàlla loolu deesu ko wax te yaakaaruma ne kenn dina ci d'accord ak moom téere bu nekk ci téere xadis yi ñoo bokk yem Muwatta Maalik ak Sahihul Buxaari ak Sunanu Nasaa'i ak Sunanu Tirmisi ñoo ci yem am na lu wér am na lu wérut